tabarakallahu mbokk yi dellu siwaat nañu ak yéen ci benn vidéo bu gàtt boo xam ne ak mottali la ci annonce bi nga xam ne defoon nañ ko keroog ci kanamu sëñ Hamzatul Khadim mi nga xam ne mooy responsable moralu Xudaamul Khadim ak sëriñ Bassirou Mbacké sëñ Bass Thioro mi nga xam ne moom mooy président wu Xudaamul Khadim ak sëriñ Fallou Gala Sylla ak man mu aju woon ci ay bourses yoo xam ne dafa am ay partenaires yoo xam ne dañu ko baaxe woon Xudaamul Khadim ngir ñu jox ko ndongo yi nga xam ni dañoo bëgg a jàng te xëy na seen loxo jërul seen gannaaw ñu indi leen ci ak yombal boo xam ne bu am solo la gannaaw vidéo boobu gisoon ngeen ko ci noonu nag ci la koo xam ne moom ab taalibe la moom itam bi mu yëgee mbir moomu mu xam leen ne kat moom lu mel noonu liggéey bu mel noonu moom kenn du ko def mu cay des gannaaw ba tax na moom itam day adhéré ci initiative boobu nga xam ni mooy bourse de formation moom it mu jox nu moom jëmmam moom dong rek jox na nu daanaka loo xam ni mën nañ ni amut limite li ci gën a am solo mooy am na école bu mag Mbacké boo xam ni am na capacité yu yaatu te école boo xam ni c'est ultra moderne la nga xam ni filière yi école yi mu am Dakar di jàngale yëpp am na ko Mbacké mooy lu ma toll ci 47 filière ngir bëgg a leeral loolu nag moo taxoon ñu defaat vidéo bi ngir xamle kooku nga xam ni dafa noo baaxee moom itam yeneen bourse yooyu te yor école bi mi ngi tudd HETAA noonu la école bi tudd am na Dakar am na Mbacké filière yi nga xam ne moom lay jàngale nag moom laa leen di limal nii bu ko defee kenn ku ne ci yéen bu seetee filière ba nga xam ne moom la ca soxla rek incha allah bu wootee ci numéro yi nga xam ne des na leen ko wan soo yàlla information bu ngeen ci bëgg dañ leen ko wan bourse yi nag ni muy demee mooy doo fay mensualité waaye da ngay fay droit d'inscription waaw droit d'inscription bi dañ ko yombal maanaam mi ngi tàmbalee ci 150 000 ba ci 300 wala 350 000 en fonction de filière bi nga tànn waaw formation bet ba tey doonu rek mi ngi tàmbalee 1 an ba 3 ans sauf bu dee médecine ndax médecine moom xam nga mën na su ko def ci lu yées 7 ans waaw kon mooy filière yi mooy yi nga xam ne moom laa leen di bëgg a limal bis njëkk mooy sage-femme d'État boobu niveau de recrutement bi bac plus 3 ans infirmier d'État bac plus 3 ans aide-soignant BFM 2 ans aide bis njëkk mooy sage-femme d'État bac la plus 3 ans infirmier d'État bac la plus 3 ans assistant infirmier d'État BFM la 2 ans de formation aide-soignant niveau BFM la 2 ans délégué médical BFM la 10 mois secrétariat médical BFM la 24 mois vendeur en pharmacie BFM la 24 mois instrumentaliste de bloc opératoire BFM la 24 mois massothérapie BFM la 24 mois licence en biologie médicale bac la bac S1 S2 formation bi 3 ans la nga am licence en biologie BTS en biologie médicale moom itam bac la plus bac S1 S2 3 ans la nga am BTS en biologie médicale licence en nutrition bac la S1 S2 3 ans la nga am licence en nutrition gestion des ressources humaines bac la plus de 3 ans ak 2 ans de formation pour nga am licence wala master gestion de projet bac la moom itam formation bi 3 ans la wala 2 ans nga am licence respectivement wala master secrétariat juridique bac la plus 2 ans BTS ngay am diplôme BTS bac technique supérieur secrétariat bureautique bac la plus 2 ans moom itam BTS ngay am
marketing communication bac la moom itam formation bi mi ngi duré respectivement 2 ans ak 3 ans ak 5 ans boo defee nga mën ci am BTS licence ak master. Banque finance assurance bac la plus 2 ans 3 ans 5 ans moom itam respectivement nga mën ci am BTS licence ak master. Journalisme ak communication moom itam bac la 3 ans ak 5 ans nga mën ci am licence ak master. li ci topp mooy comptabilité ak gestion moom itam niveau bac la plus nga war ci def formation 2 ans 3 ans ak 5 ans bu ko defee nga am mën ci am respectivement BTS licence ak master. Commerce international moom itam bac la formation bi mi ngi durer 2 ans wala 3 ans wala 5 ans nga mën ci am respectivement BTS licence ak master. Droit des affaires et fiscalité moom itam bac la formation 2 ans 3 ans 2 ans nga am ci licence ak master. Informatique de gestion bac la 3 ans 2 ans nga am ci licence ak master wala master. Réseau informatique moom bac L2 S ou T formation bi 3 ans la wala 2 ans selon nga bëgg a am licence wala master. Audit et contrôle de gestion moom licence la nga am formation def formation 2 ans am master. Ingénierie financière licence la nga def formation 2 ans bu ko defee am diplôme master. Marketing digital nga am licence bu ko defee def formation 2 ans day fekk nga am licence ba pare nag def formation 2 ans bu ko defee mun a am master. Génie civil et bâtiment moom bac S1 S2 S3 wala T la formation bi 2 ans la 3 ans ak 5 ans bu ko defee nga mën ci am respectivement BTS licence ak master. Génie pétrolier moom itam bac S2 S1 S3 ou T 2 ans 3 ans 5 ans BTS licence master. Électricité bac S1 bac S2 S1 S3 ou T 2 ans 3 ans 5 ans BTS licence master. Électromécanique moom itam bac S2 S1 S3 ou T nga mën ci def 2 ans 3 ans 5 ans mën ci am BTS licence ak master. Géomatique bac S2 la S1 S3 ak wala T bu ko defee formation bi mi ngi durer 2 ans 3 ans 5 ans nga mën ci am BTS licence ak master. Géomatique moom itam yaakaar naa wax naa ko léegi waaw kon hôtellerie et tourisme bac wala géomatique bac S2 S1 S3 nga mën ci am nga formé wu ci pendant 2 ans 3 ans wala 5 ans mën ci am respectivement BTS licence ak master. Hôtellerie ak tourisme moom bac ngay def ngay am bu mën di doon bu ko defee def formation 2 ans 3 ans wala 5 ans mën ci am BTS licence wala master. Restauration moom itam bac la nga def formation pendant 3 ans mën ci am BTS wala licence. Urbanisme et assainissement bac S1 2 S1 S3 ak T 2 ans 3 ans 5 ans de formation mën ci am BTS licence ak master. Logistique des produits pétroliers moom liñ ciy laaj no de mooy bac 2 ans 3 ans 5 ans nga mën ci am BTS licence ak master. Électrotechnique bac S2 S1 S3 wala T nga mën ci am formé wu pendant 2 ans 3 ans 5 ans mën ci am BTS licence wala master. Maintenance des engins lourds moom itam li ñuy laaj mooy bac S2 S1 S3 wala T formation bi mi ngi duré 2 at nga war ci am nga mën ci am BTS bac technique supérieur. Architecture bac S2 la S1 ak S3 wala T formation bi mi ngi duré 2 ans 3 ans 5 ans selon nga bëgg a am BTS licence wala nga bëgg a am master. Management du pétrole et du gaz moom formation bi mi ngi soxla woo bac boo mën di am rek formation bi mi ngi duré 3 ans wala 5 ans bu defee nga mën ci am respectivement licence wala master. Industrie agroalimentaire moom itam bac la
plus 2 ans 3 ans 5 ans bu defee nga mën ci am BTS licence ak master. bi ci topp mooy hygiène qualité sécurité et environnement moom itam bac la 3 ans 5 ans licence master. administration et gestion des entreprises boobu bac lañuy soxla woo bu ko defee nga def formation pendant 3 ans wala 5 ans door a mën a am licence wala master. waaw kon daal loolu mooy li nga xam ni mooy complément bi nga xam ni dañ leen ko bëggoon a indil ci benn taalibe boo xam ne moom itam dafa jaayante borom Pastef lool bëgg bokk ci initiative bi. école yi mu am nag am na ko Mbacké quartier Escale am na itam ñaari école de formation yoo xam ni ñoom itam Dakar la nekk. waaw comme ni ma la ko waxee rek ba fàttali ko ku ci bëgg a inscrire doo fay lu dul droit d'inscription yi nga xam ni mi ngi déparé 150 000 ba 300 wala 350 000 selon filière bi nga xam ni moom nga tànn. waaw kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen wax